jërëjëf Roxeetu Ndiaye top c'est parti comme ni ñu koy defee mercredi bu nekk si la 98.2 asalaamaaleykum mbokk auditeurs asalaamaaleykum képp kuy béggee safo Safina FM 98.2 seen xarit seen frère Makoura Diagne moo faral tey ci waxukaay gi nag tey ñu leen koy waxee même heure même fréquence sur la 98.2 encore une fois ñuy nuyu suñu PDG Thierno Amidou Yorobane ak suñu directrice madame Ñuma Ba Gange ak journaliste ak journal yu góor yi jigéen ñi technicien yi animateur animatrice yi nekk ci kër gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di nuyu sunu auditeurs yëpp ku ci mel ni El Hadj Malick Guèye Petit Sarr ak Guèye Teranga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziare di leen wax ne même heure même fréquence ëttu ndaw ñi démarré tina comme ni ma koy waxee ne couleur bu nekk darab bu nekk darabu Baye Fall la couleur bu nekk mi ngi ci nag comme ni ñu koy waxee nag ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen wax ne bienvenue nag tey ëttu ndaw ñi ñu ñëwati ci beneen thème ci beneen mbir mais laata loolu aussi may souhaiter sama bopp ak mbokk askan bi yëpp di leen wax ne joyeux anniversaire ci suñu 51e anniversaire indépendance muy bés bi ñu moomee tey di leen wax ne ak encore une fois félicitations président Macky Sall ndax mbir mi yëpp jaar na yoon lépp jaarati na yoon encore une fois waneeti nañu suñu bopp laata loolu nañu duggaat ci métier bi nag daal di ñëwaat ci suñu thème en tant que tel dugg si waat ci mbir mi mais laata loolu nag tey li may wax tey ma ciy àndandoog sama naataango sama compagnon sama coéquipier ko xam te ñoo ànd di def thème bi ma daay ko mu duyeg nit ñi balaataa may dalal samay invité Abdoulaye Diop kaddu gaango fay naa la Makoura Diagne du nuyu képp ku soppay Safina FM rawatina émission bi nga xamante ni moom lañ jagleel ndaw ñi di leen dalal jàmm si rajo des bonnes valeurs ndax rajo bi nag li ko tax a jóg mooy yeete ak defar ba tax na ñu ne la religion et la culture au service du développement waaye tamit l'éthique et la morale au service du développement moo tax nag tey ñu am mbégte ak bànneex di fi dalal suñu ay invité dama lay rek bàyyee nag ak kii bi nga wax auditeurs yi suñu ay invité ñal la ginnaaw ba ma leen nuyoo ñoom ñi dalal di leen dalal jàmm nag ci rajo des bonnes valeurs rawatina ci studio El Hadj Oumar Foutiyou Tall jaajëf noonu lay demee nag su ko defee ma daal di tourné nag daal di dugg ci sama invité laataa may wax thème bi sax dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñoom ñëpp après ñu door a dugg ci thème bi tey nag ma dalal fi koo xamante ni nag ku ko xamul it dégg nga ko ndax métier bi muy def nag li ñuy wax ne lépp loo gëm bëgg ko su yàggee yàlla fekk la ca nag moom ci la nekk nag di ci bay waar ma koy bàyyi mi nii ñu koy woowee Tyco Tatou kàddu gaangoog. waaye salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp xam nga di leen nuyu yéen tamit plateau rajo bi di nuyu aussi directeur bi mais parce que gis naa ne daal maanaam lii nii mais man bi mooy première fois may dem rajo comprendre nga mais te xam naa mais gis naa fii xam naa ni rafet na gis naa ko aussi diine tamit quoi parce que tamit xam nga maanaam fépp fu waay nekk ma comprendre maanaam ci li nga yëngul foog nga fësal ko ak nu ma demee foog nga feeñ ko te gis naa fi diine daal loolu tam maa ngi koy rafetlu daal mais man nag comme ni nga ko waxee ma ko Tyco Tatou mooy sama turu artiste tatouage lay def professionnel te yàgg naa ci métier bi aussi waaye maa ngi bàyyi tamit sama xarit bi maanaam Paul Xaj nuyoo xam nga pour xaj sa assistant la sa coéquipier moom it ñu koy jox kàddu gi di ko dalal ak jàmm. salaamaaleykum maa ngi leen di salaam bon comme li Tyco wax rek moom wax na lépp daanaka quoi moom bu waxee rek mooy wax naa waaw ñu ngi rafetlu invitation bi ma ne bon c'est la première fois may ñëw rajo bon c'est la première fois may ñëw rajo bon dem naa télé dem naa yëpp mais rajo c'est la première fois ñu ngi rafetlu invitation bi bu baax a baax a baax. ok comme ni ñu koy waxee nag rafetati na nag comme ni ñu koy waxee mais bon tey dañuy waxtaanee li nga xamante ni nii dafa xaw a spécial tey fii suñu nee dañuy waxtaanee li nga xam te moom moo di tatouage ëttu ndaw ñi lañ wax lépp loo xam dafa soxal ndaw ñi dañ koy waxtaanee tatouage la ñuy waxtaanee tey lan mooy tatouage diine nangu na ko am nanguwu ko danañ ko waxtaanee tey lan moo tax ndaw ñi ñëpp dugg ci tatouage danañ ko waxtaanee nit ñi est-ce que fu ñu jot war nañ ko tatouer yéen ay spécialiste ngeen danañ ci ñëwaat est-ce que tey pourquoi tey fi nga xamante ni moom la ñuy woowee yenn parties yi nga xamante ni nit waru koo gis ku dul borom wala ku dul yoo xamante ni yaa ko moom ñi ñaa ngi koy tatouer kan moo leen koy tatouer lañ lañ ci jublu lu waral loolee mode la wala tendance la wala xew-xew la danañ ci dellu soit yéen ay spécialistes yi da ngeen ci ñëw mais Abdoulaye laataa lool su ma nee tatouage rek sa xel ci lan lay njëkk a dem.
jërëjëf Makoro Diagne di fàttali numéro bi di 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy numéro bi leen permettre ngeen accès seen émission ëttu ndaw ñi daal di ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo di tatouage parce que yaakaar naa ni nag tatouage Makoro boo ko déggee tubaab daf koy définir comme dessin boo xamante ni décoratif la wala symbolique loo xamante ni day nekk loo xam symbolique bu ñu ko waxee maanaam peut-être. Nga dund benn affaire wala quelque chose boo xamante ni marqué na la wala nga am koo bëgg sa xol sa doom wala sa soxna wala sa jëkkër wala ku mu mën a doon nga def ko si sa yaram donc nag encre la ñu koy defaree bu ñu seetlu lu tax tey nag ñu koy waxtaan dañu seetlu ndaw ñu bëri tey jii dañu jël tatouage def ko. parce que ñu si bëri boo leen laajee dañu naan la mode la dañuy suivre tendance parce que tatouage dafa rafet et tout dëgg la tatouage rafet na et tout mais tey jii ni ñu koy jëlee nii parce que doo nekk loo xamante ni ay puso yu ñu jël sa yaram ak ay encre ak ay yu kenn xamul est-ce que nekkul loo xamante ni tey jii ginnaaw dal nañ fi ay spécialiste est-ce que ñi koy def tey jii ndaw ñi nga xamante ni est-ce que xam nañ conscient nañ ni lan mooy tatouage est-ce que avant ñuy ñëw est-ce que laajte nañ risques yi nga xamante ni am nañ ci est-ce que tamit tey jii wóor na bu ñu nee tatouage rek ñëpp xëy def ko mais tey jii gis nañ nag ñoom dañoo adopté lii di tatouage def ko comme mode mu nekk loo xamante ni nag moo tax tey ñu invité fii Tyco Tako ñu am tatou ñu am plaisir dalal ko fii nii man question bi ma koy njëkk a laaj rek Makoro mooy tatouage moom mi koy def man définir naa mais dessin boo xamante ni c'est décoratif ou symbolique d'après recherche yu ñuy def mais moom tey jii bu ko doon définir moom en tant que spécialiste yàgg ci def lan lay wax lan mooy tatouage. maanaam comme li nga kii ko wax la rek maanaam tatouage maanaam nekkul na lu bees daal nekkul lu bees Sénégal mais nekkul tamit ndaw ñi dañ ciy doog choisir mais maanaam temps yu njëkk ya tatouage maanaam guerrier yi mooy maanaam xeexatu maanaam dëkk yi xeexatu suuf si maanaam ñoo doon def tatouage comme ça ñoo xam ne ñii ñooy suñu guerrier yi ñii ñooy suñu xeexat yi quoi comme genre ay Lat Joor Sénégal quoi exemple tu comprends li nga xam ne xoolal maanaam ci kanam léegi marin yi marin tubaab yi marin américains yi nga xam ne dañuy def ay continent maanaam saa bu ñu demee dañuy bëgg am benn souvenir mooy lan maanaam dañuy bind seen yaram dessin boo xam ne dootul gaaw dañ comme ça ñoom bu ñu ko xoolee nañ fàttaliku ni demoon naa exemple Sénégal def naa affaire def naa Guinée def mais genre et cetera quoi après loolu nag léegi nag maanaam prisonniers yi nga xam ne dañ leen tëj ñoom ñuy mer léegi ñoom lépp lu ñu bëgg dañ koy bind seen yaram yi nga xam ne instant bi maa defoon lii ma lañ def lii et tout quoi comprendre les mais nag ginnaaw loolu nag mais léegi tamit riches yi dañ koy def gars yi pauvres yi dañ koy def mais parce que mais jamono ji genre accessoire la quoi mais tamit tatouage tamit nekkul lu bees la moo tax nekkul lu bees maanaam mën naa ne dessin yi ñoo changé rek mais dina am aada maanaam ethnie yoo xam ne wala aada wala ñoom ñoo xam ne seen aada mooy lan mais seen aada mooy lan jamu siñ ku ne jamu siñ maanaam ñoom yàlla sàkkewu leen noonu jamu siñ maanaam kii ngay jël quoi dëj ngay jël xam nga jël ay këriñ ban et tout daf ko kii woo ki jël ko di ko jam sa maanaam sa siñ bi comprendre mais maanaam léegi tubaab bi nag gën ko yombal moom moo defaral machine boo xam ne da ngay dugal ci puso ci biir jël benn affaire bu ñuul bu encre boo xam ne c'est spécial boo xam ne mën na la andil feebar mën na la bañ a andil feebar aussi tout dépend maanaam nit ki la koy defal ni mu koy utiliser léegi boo jëlee loolu noonu maanaam capp ko même chose la rek mais juste que ni façon bi ñu koy defee moo changé mais kon tatouage maanaam man quoi man en personne samay maam dañ doon def tatouage mais tamit dessin bokkul. tey man li ma bëggoon a xam mooy est-ce que n'importe qui képp ku jug rek wala ku mel ni man rek ñuul ku nii ñëw rek mën nga mën a def tatouage. waaw dëgg la maanaam tatouage moom maanaam da nga jël encre bu ñuul wala bu weex wala bu rouge ça dépend daal maanaam comme kii rek maanaam peinture mur comprendre nga mais tamit dafa am teint yoo xam ne bu ñu ko defee moom ñoom mën nañ ko am mais bon ñoom du feeñ comme ñoom ni ñu ko bëggee muy lan comme nit boo xam ne da nga am peau bu noir comprendre mais parce que maanaam bu fekkee da nga noir yow nga jël tamit encre bu noir bu ko dessiné ci lu noir du feeñ quoi comme ni ñu ko bëggee mais bu fekkee da nga xees marron genre yooyu noonu et tout boo defee tatouage dina feeñ quoi. bon maître Cheikh buñ nee tey tatouage ñu bëri di ñàññi tatouage ñii ne tatouage baax na ñii ne tatouage baaxul tey yow boo gisee tey jeunes yi engouement bi ñu am ci tatouage laataa maa ñëw parce que dama bëgg ñëw attaquer débat bi directement ndax tey dama bëgg yow en tant que assistant boo gisee tey nit ñi engouement bi ñu amee ci am ci tatouage ñëpp jékki-jékki di gis dugg ci tatouage pourquoi parce que tey boo xoolee tey stars yi ci mag ñi ci ëpp dañoo tatoué nga jël ku mel ni Lionel Messi dafa tatoué yaram bi Neymar extra yow gis jeunes yi engagé wu ci tey loolu ban jàngat nga ci am. xam
da ngay gis ñoo xam ne jël affaire am na ñoo xam ne defuñu tatouage moom parce que tatouage dafa nekk loo xamante ne ça parle du question de da ngay gis benn star benn Neymar wala benn Ronaldo ñëw def tatouage dessiné si ay affaire yow nga ñëw def même non loolu amul sens boo demee bay tatoué non seulement tatouage bi dafa am lu tax nga def ko tu comprends mais Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne bon ñoom jël benn affaire jël ko ak doole xëy un bon jour changer nekk si leneen donc mun naa wax ne Sénégal am na ñoo xam ne dañ see dugg parce que dafa xew mais tamit Tyco daf si am benn wàllu bu rëy parce que comme lu mu wax rek man ba may booy ba léegi maa ngi gis samay tatoué ñi def tout ça mais amul woon comme succès bii mais Tyco dafa ñëw indi tatouage boo xamante ne da ko comme lu ñuy naan tatouage moderne créer ay affaire am di modifier tout ça avant tatouage modification Tyco ñëw na di créer ay design yoo xamante ne bon kenn mësu ko fee gis donc c'est très normal tatouage actuellement nii am tur biir Dakar le Sénégal fépp mu naan Tyco tatou parce que dafa def loo xamante ne exploit individuel ne laa ko mën a waxee dafa ñëw yokk tatouage ay affaires yu sew yoo xamante ne mësu fee am bon bien vrai que partie intime yi tout ça daf si jouer mais ñu bëri bon dañuy foog ne da koo def exprès parce que lan pour buzz wala non fii nit ku ne ya ngay fay sa xaalis pour ñu defal la li nga bëgg di ñun ñoo lay naan kaay def lii wala kaay def lii yow yaay ñëw ne lii laa bëgg a def tatouage fii laa ko bëgg a def wala fee moom itam moom il est professionnel moom lépp lu muy def day communiquer ak yow ba pare balaa moo def lu muy def quoi donc tatouage daal mun naa wax ne mode la du mode mais ku nekk ak sa avis quoi yaay xool ni nga ko xalaatee bon ça va quoi. ak sa gis-gis. voilà waaw mais tatouage tey est-ce que tey ku nekk lu bu mën na ñëw lu ko neex ne ko lii laa bëgg nga tatouel ma yow nga xam ne kii lii la si jublu ba léegi lii nga defal ko est-ce que tey bu ñëwee ne lu mu soxla rek ci tatouage ak yow loolu war nga ko mën a defaral. ci métier bi may na la ko. en fait maanaam tatouage comme kii quoi maanaam architecture. par exemple yow boo yore sa xaalis bëgg a tabax sa kër yow yaa ne salaamaaleykum damay seet architecte bu aay ñu loolu carrément di mu aay yow maanaam gain boobu noo xam xool maanaam lu mu aay bu la neexee ne ko man 1 milliard laa yore te dama bëgg kër boo xam ne case lay nekk. du fi nekk naa la non c'est dépassé maanaam tabaxal nga dem château tabaxal lii non da lay defaral yow li nga bëgg parce que yow yaay commandam. maanaam tatouage bu fekkee ne yow mën nga ko. benn jigéen benn góor mu xoolal que ça soit awra kay def wala fu mu mën na ci yaram bi bu la waxee defal ma sax poobar. bu ko ne pourquoi mais parce que moom moo xam moom lu mu ci jublu en personne mais yow mënoo xam les gens sax yow kay defal ko kase mu dem yoonam mais fekkee ne xam daf koy def yenn partie intime comme ay awra quoi. comme presque man yàgg naa kaa def. mais man balaa ma kaa def yow dama la laaj est-ce que yow. sa jëkkër su ko gisee dina ko neex wala du ko neex. tu comprends mais parce que nekkul ne yow sa xaalis. moo ma intéressé mais plutôt man tamit war naa la protéger. comprendre nga nan laa lay protéger mais tatouage en général waa Sénégal ñoom dañ koy defee par coup de tête. coup de tête mooy lan sama copine tatoué na ci awra wala ci wen man tamit dinaa dem. non tatouage du noonu. mooy Marie Rondo. waaw Marie Rondo tatouage du noonu quoi moo tax boo ñëwee man dama lay laaj est-ce que moom bu ko gisee dina ko neex. wala ko neex si day mer wala du mer. da nga naan non mais moom la ma defal laa dama ne ok d'accord. mais wala da nga naan non yëg ko mais bon dama koy ne jigéen moo ma defal ba la temps damay noppi man na xam naa yow tamit di nga protéger sa bopp. est-ce que mës nga ko def am ci problème. non maanaam bu fekkee problème ci tatouage. mës naa ko am benn yoon léegi dan laa ko amee benn yoon maanaam comme tatouage moom mooy da ngay tatoué fu ne mais parce que xam maanaam nit mooy ñëw ne la. am xaalis a ngi tatoué ma fii bu fekkee mën nga ko daal da nga koy def. tu comprends parce que doo fi nekk naa sama yaram da koy tere. parce que ñu ay mag lañ. tu comprends léegi man maanaam ñi ma doon tatoué seen awra yi. tu comprends léegi su ma tatoué awra pare mais man tamit am naa droit ne ko salaamaaleykum est-ce que mën naa photo lii ma la bindal parce que c'est mon art. mais ta art day am souvenir day am preuve aussi. mais tamit lan moo tax ngay demander avion. vrai que sa art la de mais tamit yaram la moom. tu comprends waaw moom yaramam léegi moom bu la ne ok d'accord amul problème mën nga ko wane da ngay photo wala nga vidéo yow nga wane ko fi nga ko war a wane. waaye da ngay nëbb kanam. mais kanam du feeñ moom. waaw ok kanam moom xoolal du mës a feeñ.
comprendre léegi xam xool léegi nag man su ma ko photowee wala mu vidéo ko ma wane ko fi mu ko war a wanee daa am ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw pour xool parce que dañoo bëgg def comme moom wala dañ ko bëgg def feneen am na ñoo xam ne dañuy ñëw mais pour jël boobu noonu wanee ko feneen léegi nag xam bu ñu ko wanee feneen man nag maanaam yoon teg ma ci loxo woo ma ci ni ma carrément lu tax nga tatoué ñii fii lu tax nga def loolu ma ne leen loolu noonu du man ngeen koy laaj mais plutôt nit ki tatoué awraam ngeen laaj ko yéen la moo tax nga tatoué sa awra parce que man ndaw boo xam ne damay def rek la am loolu moo nekkoon problème bi à part ça moom ba tey musuma si am problème laay su cee am problème te li ko waxee noonu la parce que yaakaar naa ni jour jugement ba sax bu ñu koy jugé gars yi leeraloon na lim fi jot a leeral nii ba taxoon na sax si fàttali rek 1 an lañ la daanoon ak mois ferme waaw gis nga moo tax nag maintenant man dama bëgg ñu ñëw ci aspect purement si sa liggéey parce que dañu ne tatouage dafa nekk loo xamante ni dafa dépasser esthétique art la am na ñoo xam art la wax nga ko sànq nga ne am na ñoo xam dañ koy def pour exprimer peut-être seen émotion ñu mënta génnee et tout mais yow tey jii yow da nga toog ci ay banc jàng tatouage wala yow da nga def formation boo xamante ni peut-être accéléré lañ ko mën tuddee naka la kii bi dikkee yow tatouage waaw dëgg la en fait man tatouage na laa def ba mën ko maanaam bi may nekk xale mënoon naa dessiné trop nag comprendre ba xam xool su ma gisoon feuille damay dessiné maanaam lu ma gis dessiné parce que mënoon naa ko quoi comprendre léegi nag bi ma déggee tatouage mais ci laa xoolee quoi nu ñu koy defee mais tamit bëggoon naa ko def mais dama dégg ni fii dafa cher trop sax ba tatouage dafa cher comprendre léegi mais comme que man nag moyens yooyu noonu aw ma ko woon te du ma dem sama papa ne ko mais man damay dem tatouage yi léegi ci laa de commencé ci xool ay recherche ne maanaam nu ñuy defee tatouage comprendre nga léegi xam nga bi ma déggee ni nit moo ko def ak loxoom mais ci laa ne man war naa ko mën parce que man dama jàpp ne lépp loo xam ne nit moo ko def ak loxoom man tam war naa ko mën def ak loxoom parce que nit laa ni moom xam nga ci laa commencé jël ay puso lëmas ko wër encre ay di ko càpp di ko def sama yaram mais ba keroog mu siw nii mais quant à jàng tatouage mosuma ko jàng mais tamit dañ koy jàngale quand même mais parce que tamit dëkk tubaab bi day am ay école uniquement pour tatouage mais man mosuma jàng tatouage yow nag da nga jàng tatouage wala yow. non man mënuma tatouage. mënoo tatouage. mën nga dessiner. yàlla may na ma wax des fois. nit ki moom yokkute xalaat du doy quoi. dëgg la. moom day def dara des fois mën na ko ne booy sa dessin bi gisoon na boo defee nii. dama xaar ma xool bu xool la ñu wax moom boo xoolee lépp moo koy def quoi man li may gën a mën a def mooy taxaw assister xool ni may calmer des fois patient bi parce que des fois day ragal wala tout ça. wala mu xaw a métti waaw créer benn communication boo xam ne day fàtte tatouage bi. tout ça quoi. waaw 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy buntu woowee bi mais. laay woy waaw ñu dalal ñu fàttali ko ñu dalal Tyco Tatou di star tatoueur comme ni nga ko waxee. mais bëgg naa ñu tamit ci ndaw ñi parce que tamit émission bi ëttu ndaw ñi la ñu wax mais ndaw ñi yow est-ce que tey jii gis nga am nga âge boo xam te ne da nga koy limiter pour ñi war a ñëw tatouage et tout parce que bu ñu nee ndaw rek mën nañoo jàpp gis nañu ku am 11 ans ku am 14 ans. est-ce que yow ñi lay seet si nekk ay ndaw est-ce que des fois tamit di nga leen xaw a yedd ne su ma sañoon de ak âge bii nga am nii est-ce que di nga wóor na ngay tatouer et tout est-ce que ça vous arrive tey jii nga rencontrer ay adolescents yoo xamante ni vous avez refusé de les tatouer. waaw loolu moom dëgg la moom des fois xam nga loo xam ne mais nag nekkul chaque jour quoi mais des fois dina am ay maanaam ñu may seet si quoi comme ñoo xam ne dañoo bëgg tatouage mais su ma xoolee seen kanam tag dinaa xam ne kii xale la. léegi man dama ko laaj yow quel âge quoi ñaata at nga am. mënuma ay 16 14 15 ans comme ça man ko non booy fii du ma la tatouer mais bàyyi ba am 18 ans. parce que quoi lan laa ci bañ. mën naa ko tatouer vrai que fii Sénégal dañ naan nooru graw mais tamit mën naa ko tatouer tu comprends en étant boy. vrai que moo ko bëgg mais tamit maanaam yoon maanaam boog maanaam ay parents am ñoom xam mën nañ ma teg daan. parce que quoi dañ naan carrément kii xale la. tu comprends amagul 18 ans te def nga ko lii. loolu laa ci bañ loolu moo tax man boo amul 18 ans boo ñëwee ci man moom franchement du ma la tatouer quoi. mais man sama question mooy yan façon xeetu tatouage ma am est-ce que tey n'importe quoi lu nekk war nga ko mën a tatouer parce que mën nga tatouer tey lu mel ni bopp gaynde wala tey nit wala koo xam te ni am na ñoo xam te ni dañuy bind dañ ciy tatouer seen date de naissance jabar ak seen date de mariage et cetera mais ak aussi am na ñeneen ñoo xam te ni safaan wala ciy bëgg di def seen yaram maanaam bu dee góor ñu ne awra jigéen lay bëgg di def ci yaram wala affaire yooyu est-ce que tey ku ñëwoon ne la yooyu laa bëgg tey góor ne la ay awra jigéen et cetera yooyu laa bëgg nga ma kii nga xam ne tey yooyu noonu du yoon wala tey est-ce que loolu yooyu noonu tey fan nan ngay taxawee. en fait man maanaam tout le temps xam man la laay gis mais bu fekkee tatouage moom maanaam nit lépp lu mu bëgg
pour ñu tatoué ko ci yaramam mën na nekk moom mais parce que tatouage xam nga lan lañ mënul tatoué mooy we mooy maanaam ongle quoi we mais weñ moom kenn moo ko tatoué mais maanaam fépp fu am der ci yaram mën nañ ko tatoué mais kantaan ak nit ki mu ne ma wooye xam xoola mais dama bëgg yow nga tatoué ma affaire de awra jigéen sama yaram wala lii sama yaram non franchement bu fekkee man dama koy def comprendre la moo tax ma koy def man dama naan man maanaam li ko ci xiir su ma ci xiiroon mën naa ko def sama yaram comprendre mais parce que maanaam bu fekkoon xam maanaam bëgg naa def loolu sama yaram man dama koy defal sama bopp du coup moom su ko bëggee bëgg ko def dama koy nangul loolu dama koy defal mais su paree nag dem moom moo xam moom lu mu ci jublu mais aussi may fàttali mbokk auditeurs yi mën ngeen wootee 88 628 10 95 88 628 10 95 mais aussi tatouage live bu fekkante ne ci côté diine gi la nit ñi nee nañu yi nga xam te mooy nitu yàlla yi ñoom ñoo ko doon def seen diine comme ni nga ko waxee léegi tatu waaye aussi nit ñi nee nañ l'islam dàq na ko maanaam l'islam da koy ñenn ñi ci ñi ma ko sañ wax ne l'islam da koy tere ah waaye aussi ñi nga xamante ni nag mooy genre tatouage yi nga xamante ni mooy ay piercing affaire yooyu day jam est-ce que tey tatouage tey bu paree tatouage tey dina am ay yenn traitement wala aussi di nga koo xamante ni yaram bi tey dina allergie na ay tatouage parce que yaramu ñëpp yemuñu. am na est-ce que dinañ jël précaution yooyu. waaw précaution waaw ñi nga xamante ni say yaram dafay allergie affaire yooyu quelque chose médecin def naa war na ci mën a toll. Paul médecin bi bon c'est que man damay def en même temps dressage. Ah d'accord damay dressé ay xaj tout ça. bon médecin bi foofu. j'espère que indaale woo fi rek. non indaale kon baax na ci leeral bi nag ngay leeral ñuy wax Paul kon bàyyi ñuy wax Paul médecin rek benn la. Paul moo mais aussi ñeen ñi wax ñu dee jël ki nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo allo. mën ngaa ñëwaat ci 88 628 10 95 allo. dégg-dégg bay xaw a naqari mën nga insister waat ba tey ci 88 628 10 95 Paul mën nga ñëwaat mooy ñuy wax maanaam traitement maanaam yaram yëpp yemuñu am na ñoo xam te ni dañuy allergie ngeen tatoué leen après ñu jël ci ay feebar affaire yooyu précaution comme ni ko Abdoulaye wax est-ce que tey dina am ay traitement affaire yooyu. si parce que xam nga nit comme li ma wax rek nit boo demee bay dem tatoué war nga mën a xam ne yow da nga am loo allergie soit am na ñoo xam ne dañoo allergie puso am ñoo xam ne dañuy allergie encre tout ça am na ñoo xam ne sax désinfectant bi dañ koy allergie donc yow mii di dem di tatoué war nga renseigner wu si loolu yëpp comprendre nga mais aussi da ngay xam ne Sénégal lañ nekk ñëpp ba kët ne jonn la ñuy def xaar ba pare waaw am na traitement bi du lu extraordinaire parce que am na benn pommade boo xamante ne boo ko jëndee bon une semaine sa tatouage day wër ba pare day loolu pharmacie lay jaay non seulement day dimbali pour sa tatouage lay mais da lay dimbali waale tamit parce que genre pour traitement dermato la da nga koy diw sa yaram day gën a di sans tatouage même boo amee góom boo ko si defee day wéral sa góom donc day dëgëral der waaw surtout ñi nga xam te ni waaw en général sax ñi nga xam ne dañuy xeesal foofu laa bëggoon a ñëw léegi mais foofu damay tatu question boobu tatu laa ko bëgg a laaj mais égaleel mais bon am na ñoo xam dañuy xeesal donc pommade boobu sax dañ leen koy conseiller parce que dañuy taxaat seen der dundaat da leen di dimbali parce que boo xeesalee xamante sa der presque daanaka li koy protéger lu bëri mais pommade boobu da lay dimbali sa der ñëwaat pour nga arrêter xeesal rek yooyu mu dimbaliwaat la nga am chance bu bañati xeesal quoi. waaw mais tatu te ko tatu ba ñëw ci moom fi may waxee mooy ñi nga xam te dañuy xeesal ba seen der oyof toll parfois médecins yi sax dañ koy wax mës naa tooy benn médecin mu ne dañuy opérer nit sax pour ñëwaat der bi day am nekk problème yéen en tant que tatoueur nga xam ne ay puso ngeen di utiliser comme ñoom presque comme chirurgien côté boobu ngeen bëgg a tatouer ku mel noonu est-ce que loolu tam du doon risque. waa des fois moom day doon risque quoi moom mooy comme li nga doon laaj Paul. maanaam bu dee man. 2003 laay commencé def tatouage du coup maanaam moment bii nii. maanaam nit bu ñëw su ma xoolee yow sa yaram rek. dinaa xam yow mais ban façon der nga am. comprends nga bu fekkee sa peau dafa sèche dama koy xam bu fekkee yow xam xool sa peau normal la dinaa ko xam bu fekkee yow sa peau neex na tatouage su ma koy xoolee dinaa ko xam quoi mais du jar may utiliser ay machine ni détecté li wëg lii dina am tamit jigéen yoo xam ne ñoo tamit dañuy xeesal quoi parce que loolu yàgg naa ko tatoué parce que tamit jigéen ñi xeesal Sénégal bëri na tu comprends am na ñoom ñoo xam ne comme yow li nga ko wax maanaam yaram yoo xam ne maanaam dañoo xeesal ba affaire yi rocc seen yaram yi mais der bi dee su ma xoolee tak dinaa ko ne yow su ma tatoué mais dina am problème
problème dafay deretal day rouge tatouage bi mais du rafet parce que quoi maanaam crayon boo ko dessiné ci feuille dina rafet mais crayon boo ko dessiné ci ban du rafet tu comprends parce que quoi maanaam support bi ngay defee maanaam baaxatul tu comprends mais nag dafa am ñoo xam ne dama leen wax loolu mais tam ñoom dañ koy bëgg a grave ba ñoom dañuy insister naa mënoo ti ko defal man ko ok mais au final tamit dama koy defal mais su ma ko defalee dama naan ko jëndal produit temps diw ko ci di ko traité def ko nii mais loolu xam ne dina tax tatouage bi tane quoi mais tamit nekkul dina rafet dina tane. du war a am jël maanaam rafetaay bi mu war a am. non du ko jël moom du am rafetaay bi mu war a am ñu ne ok y a pas de souci ma defar leen. kon yow même su fekkee yaa ngi def tatouage di ut sa xaalis tamit des fois yaa ngi sàmmale wér-gu-yaram yi nga xamante ni ñooy say client mais bu ñu ñëwaatee ci Ndiaw ñu ne tatouage yëfu bandi la tatouage yëfu vagabond la. parce que loolu la ñuy wax bu ñu la gisee nga def tatouage kii dañ lay dëkkale fi nga xamante ni dëkkoo fa est-ce que tamit ndaw ñi ñëw est-ce que yéen tamit yéen ngi xool ndaw yi ñëw est-ce que tamit peut-être parce que tamit mën nga gis koo xamante ni nañ ma baal ab gainsement la ab lu mu doon ñëw di tatouage parce que peut-être moom it noonu la koy sentir mais tatouage fii nii ndaw ñi buñ ko jëlee parce que tamit yoon la émission bu mel nii ñu dalalaale xelu way jur yi ne leen kuy def tatouage c'est pas parce que da ngaa bandi wala da ngaa bon wala da ngaa loolu parce que yoon la yow mii nga leeral ko parce que gis naa la nga def tatouage si sa loxo bi waaw dëgg la comme maanaam xam xool ni nga ko waxee ne xam xool maanaam gars yu bëri maanaam tatouage Sénégal balaa mu ciy jot maanaam avant xoolal képp ko amoon tatouage dañ ne bandi nga mais parce que jamono jooju noonu maanaam bandi yee ko jëloon tu comprends mais maanaam moment bi nii xool mais man franchement musuma tatoué nit ba ma xool ko ma ne kii bandi la xam la moo tax gainsement nii dañoo kale yoruñu xaalis parce que yoruñu xaalis mais tatouage dafa cher kon du coup ñoom mënutuñ tatoué comprendre kon instant bande yi kon instant moom tuñ tatouage bi jamono ji ñan ñoo gën a moom tatouage yi soit waykat nga xam nga artiste nga footballeur nga basketteur nga tatoué naa sax Ibadou tatoué naa Ibadou defal naa Ibadou piercing loolu xibaar la tatoué naa Ibadou quoi xoolal maanaam moment bi nii maanaam mais man dama ne jamono jii nii nit ñi ñoom maanaam seen comportement du ma ne ñëpp quoi maanaam ñenn ñi ci nit ñi seen comportement nan la maanaam lii neex na ma dégg naa dañ koy tero mais man neex na ma dama koy def su ma dee lu ma am jël jamono jii nii ñu ci bëri seen xel foofu la toll moo tax jamono jii nii ku nekkay def tatouage ku nekk mooy def tatouage mais aussi gis nañ ne tatouage encore une fois gars yi gis nañ ko mën nañ ne football yi maanaam footballeurs yi maanaam stars yi ñoo ëpp li ñu koy def fii Sénégal moo tax Sénégal tey ku jóg rek da ngay def tatouage parfois mën nga taxaw nga ni mën na doon woykat surtout fecckat ci ñooñu liñ ko gën a ràññee ci fecckat ak stars yi mais aussi liñ mën a xam mooy ko li tatouage en quelque sorte man tatouage maanaam tey mën ni woon kay nga tatoué tey ku mel ni Ablaye Diop tey koo xam te ni nay ñëw na tey xamul tey lan la bëgg a tatoué tey mu ñëw rek yor xaalisam ne la damaa bëgg a tatoué est-ce que tey yow di nga am intelligence bi boo xam ne xool ko ni ko ne yow de su ma la defaloon lii maanaam ci côté sa loxo wala lii sa dënd wala lii ci sa jëbi dina rafet extra est-ce que loolu dina am ci métier bi waaw si loolu noonu xam nga xool dina ci am quoi mais xam nga di nga tatouage am na ñoo xam ne même bu ñu yoree seen xaalis ñëw ne lii laa bëgg a def fii laa ko bëgg a def man dama leen di non mais comme ñan moom mooy maanaam ñoo xam ne dañuy liggéey ci wàllum xaalis comme ñuy liggéey banque tu comprends mais parce que maanaam waroo liggéey affaire xaalis mais di jëflanteeg mais ay kilifa sa loxo di ñoom ñuy gis sa tatouage seen loxo c'est pas présentable la moo tax mais de un c'est pas présentable mais de deux même boo nekkul bandi même boo nekkul kooba dañ lay xooli bëti kooba maanaam du coup loolu c'est à éviter parce que quoi maanaam topp sa bànneexu bakken mais ba tax yow nga rëdd affaire bu ñàkk fay sa loxo warul tax mu yàqal sa liggéey maanaam lu c'est à éviter quoi maanaam genre nit yooyu noonu bu ñu koy def mën na ko deful làqatu foo xam ne kuñ ko bëggul woon maanaam kuñ ko bëgg woon kese moo koy gis comprendre nga mais fekkee nit boo xam ne dafa yor xaalisam moom mu ñëw ci man ne non am naa xaalis yow loo may defal maanaam tatouage demeewul noonu tatouage nan la demee maanaam ku def loolu rek mooy affaire yu ma riirandoo tatouage mooy affaire boo xam ne soit dalay marqué wala mu doon loo xam ne maanaam sa rêve la wala mu doon loo xam ne métti na la lool mais wala maanaam mais loo xam ne daal jot nga xaa dund comprendre nga en général loolu ngay tatoué mais nag fii ak loolu yow xamoo ko boo ñëwee ci man dama lay jox catalogue boo xam ne
maanaam modèle tatouage yu bëri fa nekk yow nga xool yow boo sant sa bopp ma defaral ko yow fi nga ko bëggee. su ma déggee bu baax yow da nga am comme genre li tailleur yi wax album boo xam te ne ay façon tatouage bu nekk ci am laataa ñu dugal heure nodd jot na mais su ma déggee da nga naan da ngay am catalogue ku ñëw daal di xool ba gis lu ko bëgg mu kii waaye aussi fekkante ni am nga loo bëgg mun na la ñëw ne la par exemple gisuma fi bopp gaynde mais tey gaynde laa bëgg tey nga dessinéel ma di nga ko mën a def. waaw loolu ma mën a nekk waaw. kon nga teg foofu sa loxo ñu daal di dem dugal. ci marché yi. maanaam ñoom ñuulal moo fa am mooy ñuulal mooy xam nga jël affaire bi dugal ci benn big bind sa yaram quoi mais loolu moo xam xool maanaam sa deret du génn jaruñu koy fomm jaruñu koy désinfecté mais la mooy cool bi maanaam produit yi xam nga maanaam produit bi ñu bindee sa yaram maanaam produit boobu nga xool maanaam moo la mën a jox infection wala kii quoi wala allergie loolu mooy différence bi quoi. loolu mooy différence bi. ki stagiaire laa la bëgg a indil mi ngi nii après nga jàngal ko tatoué bu ñëwee tatoué waa rajo bi affaire yooyu yëpp parce que mais nag tapet la am na keneen ku nekk fee bëggoon tatouage dégg na puso beeg affaire yooyu mu daw. waaye aussi Paul mën nga cee leeral ci côté li nga xam te mooy côté santé bi mooy li Abdoulaye wax léegi mooy ñi nekk ci côté marché bi ak maanaam milieu professionnel bi kii tatouage mbedd yi comme li ko tatu waxee léegi. waaw marché bi moom franchement ñoom ils sont pas professionnels quoi parce que nit ki moom balaa ngaa def si moom ay encre yeeg wala del ay produits toxiques di def si yaram bi da ngay désinfecter d'abord il faut d'abord désinfecter boo désinfecter ba pare produit bi nga siy def non seulement yow day fanaan bokkul ak tatouage nga xamante ne da ngay génne nit ki produit bi nga koy defaral encre bi boo ko tatoué ba pare nga koy sànni poubelle sànniwaale puso bi parce que doo jël benn puso di ko jamee ay nit yu bari c'est pas professionnel. Exactement. tu comprends. donc ñoom benn kii bi lañ yor benn genre xaw ma je sais pas xaw ma sax ñoom nuñ koy wooyee. genre moom la ñuy bindee waaw yaram bu ñëw moom lañ koy rëddee te foofu rek feebar xaj na fi quoi parce que am na ñoo xamante ne peut-être mun nañ am sa benn genre cicatrice su góom bu ndaw ñu ne waa ji defaral ñu ko dañuy dem xew tout ça surtout drianke ñoo faral di def loolu noonu nga xam ne dañuy dem ay xew xama nga xam dañuy xeesal des fois seen yaram du rafet donc dañuy dem ci marché yi ñu dessiner leen ay affaire ci loxo yi tout ça léegi waa ji tey jii bu demoon di xoos foofu noonu mën na gaañ femme bi te du ko tey waaw comprendre nga mën na ko xoos te du ko tey mu ñëw rëddal keneen koo ko am ne même chose la am donc foofu am na fa risque donc c'est pas pareil loolu du mës a bokk loolu ça n'a rien à voir tu comprends. Ouais bon voilà quoi. mais exactement li ma bëggoon a xam aussi est-ce que tatouage tey mën na doon yoo xam te temporaire par exemple comme ni ko Paul waxee léegi kuy dem marché wala kuy dem par exemple xew ne la tatouel ma sama loxo yi pour mu rafet pour nga tatouel ko quelque temps après pour loo xam te ni doo koy def tey après suba ginnaaw suba pour mu deñ quoi est-ce que am na yoo xam te ni c'est temporaire wala am na yoo xam te ni c'est pour toujours wala tatouage bi dafay doon loo xam te dootul deñati ba abadan. maanaam comme tatouage marché yi. yooyu moom mën nga ko def tey 7 jours 8 jours moom mu dañ wala 15 jours moom mu dañ quoi loolu moom mën na nekk. mais maanaam man samay tatouage boo ko defee benn affaire kase moo koy mën génne ci yow muy lan laser. mais laser boobu noonu ñan ñoo koy liggéey muy dermatologue yi ñoo koy liggéey. mais parce que tatoueur mooy def mais dermatologue moom mooy dindi tatouage. tu comprends te maanaam dermatologue yi dindi tatouage Sénégal. duma ne maanaam am na fi de mais bëriwul. su ma déggee bu baax yow mën nga def tatouage mais mënoo koo dindi. non du mën ma dindi tatouage. mais est-ce que tey amul tatouage yoo xam ne c'est temporaire quoi par exemple yoo xam te yow mën nga def yoo xam te ni tey day dañ da nga koy def tey suba ginnaaw suba mu dañ. bu fekkee maanaam kii ni machine tatouage. mën na la tatouer comprendre xoolal maanaam ay 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans mu dañ loolu moom c'est possible quoi mais quant à tatouer ma tey 5 jours 6 jours mu dañ loolu mënul nekk. mais bu ñu foog nag ñu wax ci ñi nga xamante ni xale jigéen yi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo gën a bëri li ñuy def donte sax góor ñi lañ doon nemmeeku ñuy def ay tatouage mais tey jii bu ñu gisee xale jigéen yi jeunes filles yi fu ne la ñuy tatouer seen yaram yi fu ne ba tax na sànq sax junj na ko ndax moo ko fi indiloon ay jafe-jafe. ndax li ñu ko tuumaloon ni day publier photo yi ak partager sur Instagram et tout te tegginewul woon mais xale jigéen yooyu noonu tey jii di ñëw parce que yow yaakaar naa expérience boobu am na lu mu la jàngal ci sa métier donte sax yaa ngi continuer xam naa ne yaa ngi continuer di publier ay photos et tout mais am na lu mu la jàngal mais xale jigéen yooyu noo xamante ni tey jii ñoom ñooy ñëw bëgg ñu tatouer leen ci seen partie intime et tout tey jii naka ngay taxawee ak ñoom ginnaaw jafe-jafe bi nga xamante ni amoon nga ko ci est-ce que jamono ji ba léegi yaa ngi gis ay xale jigéen yi ñëw bëgg nga ñu tatouer leen foofu tamit ak risques yi nga xamante ni peut-être ñoom peut-être xamuñu ko mais peut-être yow war nga mën a xam ni peut-être loolu am na ay risques.
ba dëgg la man moom xam nga ko la vrai que maanaam loolu noonu amoon naa ci problème mais biñu may atte maanaam dama leen xamal ni maanaam borom awra bi moom moo ma dugal sama awra amul problème moo tax man ma jàppoon ni mënu ma ci am problème moom moo tax man quoi ma jàppoon ni mënu ma ci am problème comme maanaam dëkku tubaab yeeg dëkku lii mais gars yi dañ ne ma non loi fi bokkul dëkku diine la dëkku lii ok d'accord aussi réalité Sénégal ak réalité fi bokkul laata ñuy dalal sax suñu invité di ñëw léegi laay mais aussi dama bëgg carrément dugg ci li nga xam te moom moo di piercing aussi parce que li ñu wax ne lépp lu ñu wax ci tatouage am na ci piercing aussi dëgg la tatouage piercing ñoo ànd mais aussi piercing ak tatouage d'abord lan mooy différence bi ba tatouage mooy affaire boo xam ne maanaam dessin la art la quoi boo xam ne maanaam da nga koy bind wala nga dessiné ko ci yaram nit ki mais bu dee piercing moom mooy yow nga jël maanaam jaaro taxal ko ci bakken ci gémmiñ ci jumbax ci awra wala fu ko neex ci yaramam boobu xaw naa loolu mooy piercing daal xaw naa métti di est-ce que tey boobu ëppul risque que tatouage bi ba si piercing moom moo ëpp risque parce que quoi maanaam tatouage ça pique quoi maanaam pique mooy maanaam mais dafay cuuc yaram bi day cuuc quoi jam ci yaram waaw mais dañ koy cuuc mais maanaam piercing mooy maanaam yaram boo xam ne dañ koy bëtt comme maanaam bëtt bi mooy gën a profond te bëtt bi mooy ëpp risque nan lay ëppee risque bu fekkee maanaam matériel yi ngay utiliser pour def piercing bi maanaam dafa tilim dafa am bactéries dafa am maladie loolu tamit dafa am risque bu fekkee yow matériel li ngay utiliser maanaam tout est stérilisé mais da nga désinfecté lépp comprendre nga instant bi yow mënoo ko jox risque moom na lay amee risque ci moom bu fekkee dafa nga ko pare même mënu ko toppatoo nu mu koy toppatoowee dem pharmacie salaamaaleykum dama da piercing dama bëgg ay antibiotique dama bëgg alcool dama bëgg lii pour nettoyer ko bu deful loolu mën na infecté wu comme mën na bañ a infecté wu est-ce que tey jii yaa ngi liggéey ak ñi nga xamante ni ñooy xeex peut-être wàllum sida wàllum ay maladies yi nga xamante ni c'est transmissible et tout parce que yow yaakaar naan professeur nga te ñu bëri ñoo lay seet si donte sax wax nga ni yaa ngi utiliser ay machines yoo xamante ni dina la mën a kii mais est-ce que yaa ngi liggéey ak ñooñu concernant peut-être sensibilisation et tout par rapport parce que sànq wax naa la ko ma ne la marché noir bi tamit bëri na ñu si nekk di yëngu peut-être xamuñu est-ce que tamit yaa ngi jouer loolu parce que tey ji yaakaar naa ni siiw googoo xamante ni war ngaa mën a bokk ci sensibilisation boobu noonu siiw boo xamante ni aussi du ci n'importe quoi nga war a di dugg waaw dëgg la maanaam loolu noonu xam nga dëgg la quoi mais des fois su ma toogee comme lu mel ni comme ay télé comme ay rajo quoi xam nga maanaam ñoo xam ne bëgg nañ tatouage mais ñoom xamuñu ba tey maanaam machine bi nu ñu koy defee comprendre nga ñu bëri xamuñu ko maanaam machine bi kii la quoi maanaam mi ngi mel ni big boo xam ne dañ koy branche ci courant yow nga yor xam ne mais di ko bind mais amul gomme comprendre nga maanaam li nga koy bindee puso la ci comprendre puso bi xool maanaam puso bi da nga koy capp ci encre mais exemple maanaam encre baa ngi nii yow nga teg encre bi jël puso bi capp ko ci encre bi rëdd capp ko ci encre bi rëdd maanaam beneen nit bu ñëw yow nga génne puso bi kase teg ko ne maanaam moom dana ok kii dafa noom puso bu bees tu comprends mais mu jël la puso bu bees sa xel dal mu capp encre bi def maanaam encre bi laal na deretu jàmbur laal na sa deret aussi kii bu amee maladie maanaam dala koy jox taxamoo ci dara tu comprends mais comme que tatoueur bi moo tam xam na loolu mais boo danaa non grave Sénégal mais ñëpp kii quoi comprendre nga maanaam moom mi ngi def erreur comprendre nga mais maanaam bu fekkee maanaam bu dee ci man mais moom moo tam ñoo xam ne maanaam ndiroon nañoo ak man mais parce que mais man quoi du ma ne maanaam non man kase ka fii def yi nga tatouage puso bi pour benn nit lay doon maanaam li ngay téye pour moom kese lay doon encre bi pour moom kese lay doon gant bi pour moom kese lay doon li ngay fompé pour moom kese lay doon tu comprends mais comme ça mais su paree yow lépp ngay bokk buub sànni keneen bu ñëwee yow nga andi lu bees mais comme maanaam mais kooku buy am maladie mais nekkul tatoueur moo ko jox feebar mais plutôt moom mën na nekk feneen fu mu ko jëlee mais quant à yow moom doo ko mos a jox feebar mais aussi balaa maa ñu man li ma bëgg a xam en tant que ñëwaat ci piercing bi en tant que tel est-ce que piercing gis nañ loo xam te moom moo gën a sensible que tatouage bi moo gën a xaw a délicat que tatouage bi man tey côté boobu tamit fu nekk di nga gis par exemple ku piercing làmmiñ a gën a sensible wala jumbox bi fi gën a mel sensible métti mais est-ce que tey aussi précaution bi foofu tamit ak par rapport ñi nga xam te dañ koy def tey ba jëlee ci feebar ak lor affaire yooyu loo ci wax ba si ba xam xool am na ñoo xam ne moom xool moom mooy comme ni mu ko waxee sànq rek maanaam bu fekkee professionnel moo lay defal liggéey bi maanaam mais moom da lay garantir jaaro boo xam ne dañ ko désinfecté du la jox infection da lay garantir puso boo xam ne dañ ko désinfecté du la jox infection da lay garantir aussi gants yu bees tàkk yoo xam ne maanaam moom da koy génne sa kanam quoi kon du coup du la jox infection la moo lay moom mooy andil infection mooy mën a la boo paree
demal pharmacie jënd ay antibiotiques et tout xam nga expliquer leen yow maanaam da nga def piercing et tout mais parce que man du ma pharmacien du ma docteur. tu comprends du coup pharmacien ñoo leen mën a conseiller ci maanaam cicatrisation bi maanaam nu mu gën a gaawee moom tamit réduire risque infection yi boo defee loolu noonu di nga ci mucc bu fekkee defoo loolu na parce que non da nga naan noo garaawul aw ma xaalis mais et tout quoi maanaam mën nga lor sa bopp. comme mën nga bañ a lor sa bopp. 88 628 10 95 88 628 10 95 Ablaye ma bàyyi la nga dalal suñu invité bu mujj. dañoo am benn invité boo xamante ne nag comme émission ëttu ndaw ñi ni ñu koy waxee mais tamit dafa nekk émission boo xamante ni sensibilisation prévention et tout looloo tax sax ñu dalal fii Tyco Tattoo ngir mu wax ak ndaw ñi nga xamante ni peut-être bëgg nañoo tatouage ñu mën a xam lan moo leen ciy fekk ak lan ngëneel moo ci nekk ak lan mooy tatouage et tout loolu moo tax ñu dalal ko fi ñu dalal fi nag ki nga xamante ni moo di Modou Mbacké nekk président association des personnes malades du cœur ñu amal benn événement du 7 au 10 dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo daal ñuy wax événement boobu lan la. waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu aussi ñi ma fekk ci plateau bi di la wax ne man maay Modou Mbacké laa tudd man maay président association Cœur Solidaire muy association bi regroupé tous les malades du cœur opérés et non opérés au Sénégal. ñu amoon benn événement boo xam ne dañ ko war a def muy programme de sensibilisation et de prévention ñu war ko def à l'hôpital Fann ñu war a commencer le 7 pour ñu def benn cérémonie de prière boo xam ne ci jour bi dañuy ñaanal ñi nga xam ne dañ fi génnee àdduna sunu malade yi nga xam dañ fi génnee àdduna ak parents yi nga xam ne aussi tamit ay parents malades la yoo xam ne dañ fi génnee àdduna le 8 ñu doon prévoir benn randonnée boo xam ne moom la ñu bëgg a def à l'hôpital Fann foofu la ñuy commencer foofu la ñuy mujjeewaat aussi comme association bi ñu ngi ko créé le 10 avril 1995 10 avril ci lañ prévoir def une conférence boo xam ne tey jii sur la prévention et la sensibilisation des maladies cardiovasculaires la bu ñu nee maladie cardiovasculaire na dafa boole ñaari maladies muy maladie du cœur ak maladie coronarienne boo boolee ñaar yëpp muy les maladies cardiovasculaires ñu bëggoon def conférence boo xam ne docteur Mbacké Sarr le cardiologue bi nga xam ne moo nekk à l'hôpital Fann ak ay moroomu cardiologue am mais moom moo koy jiite moom moo war a animer conférence boobu ñu koy def le 10 pour def cérémonie boo xam ne day mel ni anniversaire wu Cœur Solidaire la muy association des malades du cœur bi def 23 ans nga xam ne ci lañ jëm si nii. lan à part ça lan nga wax nga détaillé nga programme bi. léegi nag lan moo waral tey jii ngeen ñëw fii nga xam ne ngeen soxla dimbal par rapport aux autorités et tout. waaw li nga wax dëgg la soxla nañ dimbal parce que on avait déposé beaucoup de lettres ministre tutelle bi nga xam ne ñun foofu lañ bokk muy ministère de la santé de l'action sociale dañ fa déposé woon lettre mais depuis lors mu amuñu retour bu positif dañuy dem ñu dem leen maladie non transmissible xam nga benn ministère dafa bëri ay direction bi ñu demee maladie non transmissible ñu jógewaat foofu ñu dem leen direction de l'action sociale bi ñu fa demee ñu ne ñoom duñ dimbalee malade du cœur comment juste que ay t-shirt lañ leen mën a jox on a beau attendre mais dégguñ leen fondation Sonatel on leur a donné des lettres jox nañ leen ay lettres mais ba léegi jotuñu amuñu réponse bu positive direction yi nga xam ne tey jii yëpp ñu ngi jox ci côté santé amuñu fa benn réponse bu positive aussi bien population bi du ñun ñoo leen waroon a sensibiliser ministère de la santé moo ko waroon def mais defu ko vous n'avez jamais vu mosu leen gis un programme de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires amul sax programme quand on leur a dit ça dañ nañu programme national de sensibilisation sur le paludisme moo am les maladies transmissibles parce que la population a peur de ceci ñoom yooyu la ñu gën a ragal la tuberculose le paludisme et autres mais les maladies cardiovasculaires du ngeen dégg mukk nit wax ci aussi bien les autorités yi nga xam ne tey jii dal na leen dañuy nëbatu parce que c'est une maladie boo xam ne ñu bari dañ koo stigmatiser dañuy jàpp ne si tu es malade du cœur mooy suba ngay dee wala en un moment donné boo reetaanee dee wala boo meree dee et tel naa ne même pas le cas autorités yi nga xam ne ñun xam nañ ne daf leen dal ñi ngi àndoon ak ñun dem nañ ci ñoom on leur a adressé des lettres mais doo am lu ñu am réponse depuis 23 ans dañuy sensibiliser di dépister nit yi nga xam ne da leen di dal dañuy ñëw à l'hôpital ñu leen di jàppale leen defal ay cartes yoo xam ne dañu am une réduction de 50% et depuis loolu fu ñu déposer lettre musuñu am
réception bu normal même ministère daf lay jël daf lay dig rek daaw ministre bi fi nekkoon daf ñu dig bu ren bi ñu ngi ko topp pour juste une audience nangu ko daf ñu envoyé benn direction am la ñu yóbbu CTA de l'action sociale bi ñu fa demee aussi tamit lim ñu waxoon dama ne ko woon bon ñun est-ce que mën naa la wóolu comme chaque année on vient ici ñu ñëw di gisante ak le ministre mais les mêmes propos lay teniraat ok naa leen jàppale naa leen defal le jour même boo wootee doo jot da ngay woote parfois duñ jot. man sama laaj mooy est-ce que tey gis nañ ne tey léegi comme ni nga ko waxee noonu maladie cardiovasculaire nekk na loo xam te bëriwul ñuy sensibilisation moo tax ngeen envoyé demande retour du am. mais tey est-ce que tey là avant ngeen di laajte demande est-ce que tey jotul ngeen toog ko communiquer ci mbir mi ba nit ñi xam lan mooy maladie cardio xam feebar bi. laata ñu leen ciy mën a jàppale. waaw léegi li ñuy def ni campagne de prévention et de sensibilisation la ñu ngi koy def à l'hôpital Fann mais ni ñu ko doon defee c'est-à-dire que amuloon campagne bu ñuy wër ci mbedd mi mais bu ñu déggee ne nit ki am na problème ay palpitation rek day ñëw suñu bureau boo ñëwee suñu bureau ñun dañ lay wutal médecin ñu ñëwee numéro cardiologue yi nekk à l'hôpital Fann yëpp boo ñëwee dañ lay yóbbu foofu boo demee ñoom ñu dépister la xool ba xam da nga am problème mu cœur campagne boobu ñu ngi koy def mais les Sénégalais moom moo xamul problème mu cœur li may wax léegi xamuñu aussi tamit lan moo ko indi ñu ci bëree bëri dañ ñaan la rek stress la non pas ça il y a une maladie boo xam ne tey jii on appelle ça la maladie rhumatismale mooy borom tànk yi ruux wala tey jii nii ñi nga xam ne dañu tàmm am ay angine yuy répété wu maladie rhumatismale lu ci bëri boo ko yeexee faj di dem ci maamën yi lu ci bëree bëri day lii ak cœur ñu ci bëri foofu la ñu commencé maladie rhumatismale lañ commencé man foofu la ma commencé en 96 mes parents ils habitent à Mbacké li ñu jàppoon moom mooy que ni yëfu olof lañ koy def yóbbu ma ci sama dëkku maam ji ma faj foofu ba sonn loolu moo def en 2009 ma nekk université ci la ma problème cœur ñëw te doy seet bu la dalee bu ñu ko yeexee faj 10 ans lay toog day manifester waat day toog bu fekkee dañ ko yeexee faj même mooy angine yi répété wu ci xale yi ñu jël ay kaan yi wala ay daxaar ay poobar loolu day mel ne nit ku am góom nga bàyyi bi muy waaj a wér nga koy xoosaat bu fay lu dina yéex a wér c'est-à-dire que bu la angine bu dalee sa doom ce qu'il faut faire mooy nga dem à la pharmacie ou bien nga dem à l'hôpital ñu jox ay antibiotiques comme kii ni mu ko waxee léegi des antibiotiques yoo xam ne ñooy faj mais ci bari dañuy jël seen doom dem yóbbu leen ci ay maamën wala tey ji ñu leen takkal ay yoo xam ne dul comprendre angine buy répété ak maladie rhumatismale moom mooy indi problème mu cœur ou bien le stress waaw stress bu bari aussi daf ko indi te la population sénégalaise fi ñu toll nii y a beaucoup de personnes yoo xam ne dañu stressé wu ñun on rencontre des personnes yoo xam ne dañuy ñëw ñu ne la man sama kër dama fa am problème ci jigéen ñi sëy ci lépp dañu am jigéen ñoo xam ne dañuy ñëw ne la man sama kër awma kenn ku ma waxal wala dama stressé wu dama am ay problème dama sëy 5 ans awma doom ma ba jëlee fa stress wala sama jëkkër dafa faatu wala tey ji may dund loo xam ne mënu ma yore sumay doom stress bu bari boobu mooy indi ma day indi problème cœur. est-ce que tey yéen a ngi def maanaam par exemple porte à porte comme tey bu ñu gisoon tey nit ñi di sensibiliser à ci comme maladie infectieuse maanaam sida et cetera ñun dañuy jàng gars yi dañu doon ñëw ba suñu école di def communication et cetera mais est-ce que tey yéen a ngi def porte à porte di dem ci école yi di dem ci maanaam hôpital yi di dajeek maladie di def sensibilisation di waxtaan ak nit ñi. ah bien sûr ñoo ngi koy def parce que ñu ngi dem CTO. ñu jugee CTO ñu ngi doon dem Dantec ñun ak ñoom xam nañu boo demee CTO boo laajtee Cœur Solidaire xam nañu dañuy dem Dantec di def campagne de sensibilisation di waxtaan ak malade yi bi ñu ko mujjee def sax yàggul boobu ñu ngi ànd ak Eumeu Sène ça fait 3 ans ci ginnaaw lañ demoon àndoon ak moom mais c'est-à-dire que ki la war a accompagner bu la mënut accompagner ça demande des moyens parce que pour faire le tour du Sénégal pour nga dem xool fenn fu ne nga bëgg fa dem ça demande des moyens une association boo xam ne tey jii nii les malades du cœur ñi mu dal ñi ñëw Fann dooy seet mooy ñu néew doole les personnes atteintes yi nga xam ne mënal nañ seen bopp dara dooy seet dañuy dem en Europe wala ñu dem Tunisie wala ñu dem ci yeneen dëkk yi États-Unis pour faju foofu dooy seet ku fay ñëw rek dañu néew doole on a des personnes yoo xam ne dañ fay ñëw bu ñu ñëwee il ne peut même pas subvenir à leurs besoins il peut pas acheter des médicaments et l'opération elle est coûteuse
comme dañ koy dalal tatoueur. waaw moom muy utiliser ay machines est-ce que tamit machine jël ay machines di utiliser sa xol tamit est-ce que loolu baax na di tatouage sa xol fii nii. waaw ba laataa buy tontu sama dama bëggoon tey tatu parce que machine yooyu est-ce que tey dina def bruit comme tey bu doon tondeuse bu ñuy wattu bopp di nga dégg bu naan gër sa bopp est-ce que tey machine yooyu nan lay dem est-ce que tey dina am après moom mu tontu ci effet bi ñuy def ci xol. waaw dëgg la machine yi moom xam nga xool mais fekkee xam nga xool da nga ko tàllee comme prix tondeuse mais mooy gën a fort tondeuse mais parce que day def ay zin mais bi nga xam ne lii tàng ko quoi comprendre nga mais quant à nag dafa am ñoo xam ne dañ def maanaam seen dënn xool ci côté dënn la nekk ci comprendre mais xool mais man su ma koy def moom xam nga xool mais du laa sax yàpp bi xam nga mais bay fël yax bi mais bay egg ci dënn bi mais parce que maanaam tatouage mais nekkul mais day bët de mais dafay cuuj yaram bi day cuuj di bàyyi ay encre di cuuj di bàyyi ay encre mën na joxe nag feebar mais feebaru deret mais tamit ku ne tamit deret ne xool mais parce que quoi deret mais deret tam ci xol lay dugg di génn quoi mën na joxe maladie du cœur mën na ko créer aussi mën na créer aussi yeneen façon maladie quoi loolu moom nangu naa quoi. waaw xam nga li mu wax léegi tatouage nit bu amee problème cœur day am garab yi muy naan garab bi muy naan moom la ñuy wax Syntron day jël sa deret da koy liquéfier c'est-à-dire pour mu fluide mën di jaar ci valve mitrale bi ñu lay remplacer ou bien valve aortique bi dañ lay defal une opération boo xam ne dañuy changer sa valve bi ñaari valve yi parfois benn bi mooy yàq moom la ñuy wax mitrale benn bi aortique bu ñu changer benn valve bi nag da nga am tu es appelé à prendre un médicament boo xam ne à vie nga koy jël te médicament boobu boo koy jël day sa deret da koy def ba mu nekk ndox pour que muy mën di traverser matériel bi c'est-à-dire que très bien te en plus bu la dalee boo xasee bay nàcc fii ba suba mën nay nàcc comme problème cœur dañ ñaan mu éviter mu dagg ça même bu fekkee dafa def tatou parce que xam naa tatou boo ko defee bon deret bi dina génn lu du bari quoi parce que du egg si yàpp bi ci kaw deret bi lay yem mais tey jii ki am problème cœur mën na ko def mais tey jii nii du fekkente ne dafay naan ay garab du koy def aussi tamit risque la du ñu wax ba mënu ko def parce que comme c'est son travail mais du fekkente ne ki nga xam ne day def plastique dafa am plastique kooku du naan benn garab ñoom dañuy defal plastique mitrale am na xale yoo xam ne du ñu naan benn garab mën nga dem ba am 15 ans 20 ans du ñu defal plastique ñaari remplacement moo am benn plastique lañ koy wax c'est-à-dire que anno bi ñu lay defal doo naan benn garab te boobu amoo benn risque pour am sa problème deret parce que bi ñu lay defal bu ndaw la te aussi bien tamit ci malal lañ koy jëlee defal ko nit mais valve mitrale lu mel ne caoutchouc la ak lu mécanique moom lañ lay jël defal te da ngay naan ay garab. sama papa loolu am sax man. waaw très bien donc moom xam na si dara. waaw man sama tur fii gis nga Fatimata laa fi bind. et j'ai subi une opération en 2009. donc li muy wax man j'en sais quelque chose. ñi nga xamante ni tey jii ñooy déglu émission ëttu ndaw ñi ak nga ñu bàyyi la tamit nga wootewaat fàttaliwaat tamit sa bés bi. waaw j'appelle maa ngi woo ñëpp population sénégalaise yëpp du 7 ñu ñëw fekkente ne am nañu jot ñëw cérémonie de prière bi ñuy def mais li ci ëpp. cérémonie bi fan la 7 fan la. c'est à l'hôpital Fann boo dugg si hôpital Fann bâtiment des internes foofu la suñu bureau nekk. boo ñëwee foofu di nga gis benn affiche ci kaw association Cœur solidaire les malades du cœur le 8 muy le dimanche ñu ngi def une randonnée pédestre ñoo ngi koy defee à buntu hôpital Fann à partir de 9h dem ba rue 11 def benn tournée ñëwaat ci Sam bi mujjee si waat hôpital Fann bu ñëwee nag les malades du cœur ñooy dox di def randonnée les gens dañuy yaakaar ne ñi am problème mu cœur waruñu dox moi qui vous parle je suis malade du cœur mais je fais les arts martiaux je soulève le poids damay football damay def lépp ku ma waxul ne dama am problème cœur mënoo ko xam te j'ai fait am naa remplacement valvulaire mitral boo xam ne mu ngi ak man mais du ma tere def dara c'est-à-dire que randonnée yi am yëpp dama siy bokk club randonnée bu Wakaam dama fay dem donc ku am problème cœur mën nañ la woo nga ñëw foofu nga dindi sa stress nga xam ne tamit c'est pas une maladie contagieuse maladie boo xam ne tey da nga ko daf la war a affaiblir le 10 muy le mardi ñu ngi def une conférence de prévention et de sensibilisation boo fa ñëwee di nga gën a moytu problème cœur di nga gën a xam tey jii ñu am problème cœur comment vivre avec nan nga mën a def bu moytu yi nga xam ne tey jii waroo ko lekk parce que comme problème cœur du n'importe quel régime lay lekk ñun góor ñu lekk du ñu lekk foie comme problème cœur du lekk foie comme problème cœur du lekk légume vert comme problème cœur du naan ataaya comme problème cœur du naan sàngara comme problème cœur du tux mais tu vois des personnes yoo xam dañu am problème cœur mais dañuy tux
di topp di naan sàngara. boo ko defee surtout kaani gi waxal ci kaani gi. kaani bi waaw kaani bi yëpp mën na la ko indi mais kaani problème estomac la. kaani tëmbal bi. estomac la kaani loolu estomac la loolu estomac la. léegi dañuy wax ci ñi nga xam ne dañu am problème mu cœur aussi tamit doo fu ñëwee dinañ la wax comment nan lañ koy moytoo. te da boo seet instant bii nii ñu bari AVC yi gis nga ni mu baree. ci cœur la jóge. problème mu cœur mooy war a AVC booy seet population bi fi ne li ëpp lu muy rey AVC. boo ñëwee à l'hôpital chaque jour ñu ngi den rek urgence. chaque jour ñu gis ku ñuy génne AVC la te AVC problème mu cœur fa lay jóge bu fekkente ne jëloo sa garab wala tey ji nga topp lekk yu nii ni wala les bouillons yi nga xam ne ñun ñoo ngi koy topp ñu nga xam ne dañoo moo ñu gën a sonal. waaw bouillons yi moo gën a sonal les malades du cœur wala tey ji toutes les personnes rek ñiy dund ñëpp moo ñu gën a sonal mooy day indi problème mu cœur yooyu yëpp da koy indi beurre. je dis pas waxuma ko pour ñuy jaay seen jaay yàqu mais tey jii nii je dis à toute la population duñ mënee di moytu seen i doom ñuy bañ di lekk beurre moo gën la graisse bi ñuy jël di ko lekk noonu c'est pas bon day coaguler sa sang te moo indi AVC tey jii nit bu lekk graisse tëdd am nga risque 90% am AVC te en ce moment si vous voyez les jeunes yi nga xam ne tey jii nii dañuy dund ak AVC gis nga jeune bu ndaw am 25 ans ñun on a des malades yoo xam ne dañu am doom rek am AVC c'est parce que leur maman xamul ne bu ñu paree waruñu lekk supp bu am graisse wala dañuy pare ñu dafa leen ruy yoo xam ne dañ ciy sotti beurre bu bari suñu paree ñu am AVC mi ngi rey ñu bari moo tax ñuy woo toute la population ñu ñëw le 10 avril bu ñu ñëwee dinañ fa jàng y a des cardiologues yoo xam ne tey jii ils sont mieux placés pour intervention yi may def bu ñu ñëwee ñoom ñu wax ci ñu ngi woo Sénégal yëpp di ñaan aussi tamit ak toutes les autorités ñu fi nekk ñëpp ñëw jàppale association parce que on a au moins 50 cas yoo xam ne tey ñu ngi foofu toog leur dossier est là-bas te mënuñu fexe ba am opération l'opération est coûteuse elle coûte au moins 2,5 millions pour un remplacement valvulaire 2 remplacements valvulaires mu ngi coûte 3 millions xale yi ñu ngi opéré 3,5 millions donc c'est coûteux. Donc ñu ngi ñaan yàlla autorité yëpp ñu ñëw jàppale les malades du cœur bu ñu ñëwee hôpital Fann ñun ñu ngi foofu. bon man message bi may lancé mooy fajum Sénégal la mon cher Abdoulaye boo gisee sax bu gi mala comme ni mu ko waxee malade borom xol yi ñu ngi kaas ba ci récemment diabétique yi gis nañu ñu ngi kaas parce que li ñuy wax Sénégal ko tey boo fi amee tey feebar bu ndaw rek pour traitement bi déjà dafay jël temps. ba pare charge yi ci fii dafay seer te sunu nguur gi war nañoo jël matuwaay ci loolu parce que nekk na loo xam te ni comme ni ko waykat bi waxee wér gu yaram muy nit comment va la santé parce que la santé avant tout parce que boo amul wér gu yaram defe naa say occupation wala liggéey bi nga doon def pour nga exercer ko dina metti ñu koy jaajëfal bu baax moom mi nga xamante ni moo di Modou Mbacké jiite association Cœur Solidaire di ñi nga xamante ni ñoo amee feebaru xol ak ñoom nag ñuy waajal seen événement du 7 au 10 avril lay doon di amee fa nga xamante ni moo di ca hôpital Fann am randonnée pédestre boo xamante ni ñu ngi ko jàpp ci dimanche ba nag la ñuy def conférence de sensibilisation waaye tamit de prévention xeex li nga xamante ni moo di maladie cœur ñu amoon mbégte nag ak bànneex daal lay dalal fii nii sa kii bi xam naa bu ñu génnee dinañ def interview bi ngir ñu mën koo jàllale si suñu ay édition yi ñuy doon ma laata la set incha allah di la jaajëfal. waaw maa ngi lay jaajëfal baax di leen remercier aussi ce matin laa leen woo ngeen répondre ma vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di leen encourager di ñaan rajo bi yàlla na dem ba nekk ay télé. amiin yàlla barkeel leen ba ngeen dem ba nekk ci haute institution yi nga xam ne tey jii fa ngeen bëgg a egg. parce que c'est pas facile que ñu am lii nii. ñu ngi leen di remercier aussi bien ñu ngi doon joxe numéro téléphone yi nga xam ne ñi am problème mu cœur wala tey jii ñi nga xam ne dañu am ay mbokk yi am ay palpitation wala képp ko xam ne soxla na association Cœur Solidaire bu composé numéro. waxal numéro bi. 78. 019 16 31. 78 019 16 31. 16 31. 78 019 16 31. wala mu composé sama numéro 77 598 62 55. 77 598 62 55. loolu mooy suma numéro bi njëkk mooy numéro association bi. 78 019 16 36. wala nga 16 31. 16 31. wala nga woote 77 598 62 55. waaw maa ngi leen di remercier bu baax di remercier aussi ñi ma bokkal plateau di ko wax mon frère allez courage et bonne réussite ak bon. jërëjëf Modou Mbacké président association personnes malades du cœur wala Cœur Solidaire
ci li nga xamante ni nag ñu ngi koy waajal ñu ko ci jaajëfal bu baax a baax daal di ñëwaat nag daal di jox suñu ay invité Tyco Toto moo xam ba xam am na lu mu ci syndicat bi par rapport ak sensibilisation bi et tout parce que sànq laaj naa la ma ne est-ce que yaa ngi jéem a liggéey ak ñi xeex sida ak et tout. waaw dëgg la maanaam moom ko xam xool mais sànq ci waxtaanam dégg naa quoi mu ne association bi maanaam dox nañu ay jéego ci ministère de la santé wala lii wëg lii gars yi di leen tànkamlu mais man loolu noonu maanaam dama koy nakarlu lu tax dama koy nakarlu maanaam ministère de la santé wala mais wala maanaam ministère bu mu munti doon maanaam yow bu fekkee association nga yow nga soxla fond maanaam du ay masla la ma doon ay masla dañ la war a jox par force la moo tax ma ne par force non nekkul ni moom nga ñaan xaalis pour mu jox la ko mais plutôt maanaam seen bàyyi ñoom ñooy joxe impôt di cotiser comme genre natt boo xam ne maanaam bépp ndaw bu ko soxla da nga ko war a jox par force am ay non garaawul dama soo parce que quoi dëkk bi bu ñu feebaree kan mooy liggéey bu gaa yi liggéeyul kan ma jox impôt bu gaa yi joxul impôt maa xool maanaam dëkk bi nan lay naatee mënul nekk alors maanaam ndaw muy bépp association képp ku soxla xaalis dañ ko war a jox par force comprendre nga mais pour man loolu mooy sama gis-gis daal. dëgg la ñu koy jaajëfal bu baax moom Tyco moom Modou Mbacké jiite li nga xamante ni moo di da ngay dem fee rek Fatou daal di lay interviewer ay questions par rapport ak journée bi pour suñu prochaine édition yi li ñu dese si waxtu sax xaw te ko néew noonu. 7 wala 8 6 minutes 5 minutes environ yooyu moo ñu dese sax waaw ñu gis Tyco moom nee na CM2 la bàyyee classe gor yi wala CM2 pourquoi classe gor yi la bàyyee. nekkoon na tamit li nga xamante ni moo di jaar na militaire jaar na armée def tey jii di liggéey si jamono yoo xamante ni da ngaa teel a jël sa yoonu bopp di am sa teraanga et tout si jamono yoo xam tey jii ndaw ñi gis nañ ni dañuy toog rek duñu bëgg am liggéey et tout lan ngay wax yooyu ndaw donte sax ñi ngi wax tatouage baax na ak baaxul xaraam na ak xaraamul mais yow tey jii yaa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. lan nga leen di wax. waaw loolu moom dëgg la xam xoolal mais daal ndaw ñi xam fa laa leen contré bu fekkee tout le temps ñoom dañuy toog naan noo xam maanaam noo président liggéeyul non président mi ngi liggéey comprendre nga mais mi ngi liggéey boppam parce que yor na fa salaire boppam président mi ngi liggéey parce que quoi bu doomam soxlaa mi ngi koy jox comprendre nga léegi nag yow mi nga xam ne maanaam sa baay retraité na wala boog mais sa baay poosam maanaam kiiwul noonu maanaam xoolal yow jugal même boo jaay ndox en attendant jaayal ndox dajale amal 100 francs jëndal seddoo xamal loo ci lijjanti et tout quoi ndànk par force maanaam di nga am li nga bëgg mais maanaam mais bu nit dina soxla dara tàll loxo comprendre nga mais boo toogee di xaar tout le temps non paa bi liggéeyul non président mooy lii non président mi ngi liggéey yaa liggéeyul jugal liggéey comprendre nga président deful dara. yow métier bi nice yow. non bu dee man. non man moom franchement maa ngi sant yàlla carrément bu baax sax. métier bi lan la mën a lan nga ma mën a wax ni métier bi lii ci métier bi nga ko amee métier bi lii la apporté la. waaw man maanaam man jamono jii nii jamono jii ba képp ku ma laaj dépense mën naa la jox fa laa koy amee maanaam ci samay puso ay samay encre yu ñàkk fay la muy sama liggéey. est-ce que tey matériel yi ngay jumtukaay maanaam encre puso affaire koy jëndee wala da nga koy exporter. est-ce que ça cher na ak fu muy jógee d'abord. waaw en fait maanaam tatouage maanaam matériel bi cherul mais main-d'œuvre bi moo cher maanaam coût bi quoi li ñu la fay moo cher mais parce que man maanaam samay encre fu mu koy jëndee dama koy jënd par internet fan Liverpool laa koy jëndee su ma ko jëndee Liverpool maanaam damay bind gars yi ñoom ñu livrer ko benn adresse France. bu ñu ko livrer benn adresse France moom mooy sama benn xarit quoi. les xarit bi nag moo ko jox GP andi na ko maanaam benn circuit lay jaar quoi pour mu jot ci. kon cela veut dire que jëndee woo ko Sénégal mais yaa ngi koy jëndee ba Angleterre. dama koy jëndee ba Angleterre. mu jaar France doo ko ñëw ci man. yow kese yaay liggéey wala da nga am benn équipe boo xam. ba pour l'instant bi nii. man ak sama jabar ñooy liggéey. ak Paul xaj des fois quoi. maanaam bu fekkee wàllum tatouage man maay def tatouage. bu fekkee wàllum gérer clientèle bi encaissement et tout quoi loolu sama jabar moo koy gérer. fan nga nekk exactement mën nga joxe adresse bi. actuellement kii laa nekkee quoi Maris laa nekkee ci côté Brèche Dorée bi mais ñu bëri moom xam nañ ko. mais avant moom Nord Foire laa nekkoon. waaw parce que adresse su Nord Foire bi laa yoroon. bi ma demee foofu sa benn waaye ma gis dajal foofu expliqué moo ma jox sa numéro. mais Abdoulaye defe naa émission bi jeex na wala ñu bàyyi Paul moom it am lu mu ci yokk.
yow nice naka nga gisee liggéey ki nga xamante ni moo di Tyco ak ndaw ñi leen conseil nga leen jox yow dressage de chien nga nekk lu liggéey bu xaw a métti la daa mel. non liggéey bu métti ba pare professionnel taxi. waaw du liggéey caaxaan quoi. dëgg la ay xaj moom gis nga Sénégal léegi tamit comme tatouage bi koo gis léegi mu ngi gàddu xaj. waaw loolu bëggoon naa cee laaj tuuti. waaw xam nga Sénégal loolu émission spéciale la doon du ñu wax ay mbir bu xaj mais nag bu fi xaj ñëw. waaw xaj du fi ñëw mais dafa nekk loo xamante ni dama ko constant bu ma def la da ngay dox ci mbedd yi da ngay gis ay boy yu yor ay xaj ay xale yu góor yor ay xaj yoo xamante ni des fois man xaj yi boo leen gisee da ngay tiit est-ce que loolu lu normal la. non c'est pas surtout ndaw ñi waaw c'est pas normal parce que boo xoolee sax xaj yu ñuy gën a utiliser. muy pitbull. waaw te ñoom sénégalais yi ñoom pour ñoom pitbull instant yi mooy le meilleur chien au monde. alors que ñoom am na yeneen races yoo xam ne sont plus utilisées que le pitbull. mais comme sénégalais ñoom dañuy xaw a des fois dañuy xaw a tardé su lu bari. ñoom duñ comprendre quoi lan mooy éducation xaj. dañuy gis Massamba am na xaj. xam nga Malick am na man itam suba damay uti xaj te xaj bu laa nga koo ut foog nga xam nu muy xalaatee nu muy raisonner même boo ko mësut am nga dem xool ko am expérience mu ne la xaj nii lay doxalee nga dem si vétérinaire mu wax la xaj bu feebaree nii lay def ak nii ak nii tout ça quoi comme li nga wax rek du loo xamante ne loolu émission la waaw mu émission la du luñ mën a wax lépp tey quoi pour bañ a jël temps quoi man bi ma nekkee xale rabu pigeon ak xar yooyu laa amoon mais xaj moom mosuma séq ak moom lenn moom kon yaakaar naa ne Makura ñetti minutes moo ñu dese dañuy bàyyi suñu invité yi rek ñu wax seen dernier mot véhiculer seen i messages yi ñu bëgg a jàllale si ëttu ndaw ñi. waaw man moom comme mais ni mu ko waxee sànq quoi maanaam bii mooy première fois man may ñëw rajo. te tamit maanaam maa ngi koy rafetlu bu baax a baax sax daal. te tamit mais tamit marqué woon na ma quoi parce que xam naa ne maanaam ñi xam soxla nañ sama tuuti maanaam xalaat mais maanaam ci wàllum li affaire tatouage et tout quoi loo moo tax tamit xam nga maa ngi koy rafetlu xam nga mais di tamit tàggatoo ak waa kër gi di leen nuyu yéen xam nga moo tamit techniciens yi ñëpp daal di mee ci biir kër gi tamit di leen ñaanal mu gën a jëm kanam ca kaw ci kanam rek waaw mais dernier mot bi mooy maanaam yow mi bëgg tatouage nekkul ni maanaam rëddal ma fii rek affaire yi bare non maanaam tatouage blanc soo ko bëggee def rek xamal ni dindi bi dafa cher. tu comprends te tamit ñenn ñi nee nañ dafa xaram ñenn ñi nee nañ xaramul xalaatal loolu balaa ngay ñëw. Paul lan ngay tàggatoo Paul. bon man li may tàggatoo moom c'est simple quoi. comme lu mu wax rek. tatouage moom balaa nga koo def utal information ba pare. parce que doo ñëw rek. un bon jour ne da ngay tatouer parce que buzz la wala tout ça quoi. xoolal sa bopp bu baax mu leer na ne boo tatouer doo ko regretter quoi. vu tamit même chose ak xaj yi balaa ngaa dugg si xaj xamal li ngay def xam li ngay gisal koo xamante ne dina la mën a conseiller avant ngaa ut xaj parce que xaj moom élevage bi du buzz wala du tendance da nga koy bëgg ba pare nga door see dugg mais du question de dafa xew rek da ngay ut xaj dafa am laay question boo xam te war na ma tuuti xam naa tuuti Tyco dafa bëgg nga cof ko en 30 secondes rek mooy ñi nga xam te dañuy lakk maanaam dañuy lakk fenn ba lakk bi def cicatrice tey maanaam ñaawal der bi est-ce que loolu tey mën nga am tatouage bu mën a def ba muur affaire cicatrice bi ba si mais loolu mën na nekk loolu mooy cover mooy maanaam camouflage mooy maanaam nëbb quoi dafa am ñoo xam ne maanaam dañuy am jëkkër mais maanaam bi ñu amee jëkkër ñoom amoon nañ far bi nag xam xool maanaam dañu bindoon nañ turu faram comprends nga mais comme que tatouage nam dënn bi yombul ñoom jëkkër bi gis na ko créé nañ leen commencé nañ ci mere sëyam ñëngu na day ñëw ci man ne ko Tyco maanaam nëbbal ma lii léegi su ma jëlee affaire bi damay jël beneen dessin bu ko ëpp nëbb ko mais ba turu dootul feeñati am na ñoo xam ne dañuy xeesal seen xeesal bi ma leen cere wala xeesal bi daf leen ay réew wala ñu lakk bu ñëwee ci man mais dañ ne dama bëgg nga jël tatouage maanaam yow nga tatoué mais ba dootul feeñati maanaam loolu tam mais damay jël tatouage boo xam ne moom mooy méngoog cicatrice bi soit dafa ndaw tatouage bu xaw a yem affaire dafa gudd tatouage bi niroog moom daal comme ça bu ñu ko ci defee yow boo xoolee doo mës a xam ne fii amoon na cicatrice wala amoon na xeesal wala amoon na réew laay defe naa li jaajëfal bu baax a baax li mu wax am na solo moom Tyco tatou ak assistant am di Paul Chien nag Paul Chien Paul xay c'est pareil benn la waaw di leen jaajëfal bu baax di amoon mbégte ak bànneex Makura Diagne dalal leen di yaakaar ne lépp lu ñu fi waxtaanee su lu doon lu baax rek ndaw ñi dinañu ko jëriñoo ndax émission bi comme ni ñu koy waxee ndaw ñee ko tax a jóg l'émission des hommes de demain la ñu koy tuddee te ndaw moo yore ëllëgu réew kon jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni sama doom
baay xam naa ne Diop nga sant sama doomu baay la kon nag ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw comme ni ñu koy waxee njóobeen la mais yoon yemul ci benn xam naa aussi du ñàkk aussi tatouage am ay yëngu-yëngu wala am xew-xew du ñàkk dana fi ñëwaat indiwaat ci yeneen i leeral la ñu leen di waxoon li moo fi nekkoon seen émission ëttu ndaw ñi sur la même fréquence 98.2 ñi ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne jotoon nañu bëgg a woote dugg ligne bi dagg dégg ligne bi moo xaw a sant Fall ñu leen di remercier di leen baalu àq bu ñu fi waxee lu dëng wala lu jàdd yoon xam ne dañ doon jéem a defar ak yeewaat askan bi ak surtout ndaw ñi moo ñu taxoon a jukk ñu leen di baal àq bu baax di leen wax jàmm ak jàmm bu mercredi prochain incha allah rabbi